ñu tëj Saly tëj Maroc tëj France yow yaa ngi validé yow yaa njëkk a nekk bokk opposition partagé naa sa live boobu nga validé ni ko Sonko dafa violé Adji Sarr te fekk atteeguñu damaa bëgg ngeen partagé live bi ba kii jot ci waay bëgguma wax sax turam parce que normalement dans un pays normal man Françoise Hélène Gaye waruma woon toog di tontu mbaam àll bi tudd xoma Baara Ndiaye mais voilà suñu Sénégal bii fi ñu tollu tey nga xam ni ñi tekkiwul dara ci réew mi ñi nga xam ne ba nit ñi di débrouillé wu ba nit ñi di góorgóorlu ba nit ñi di dem di wuti xam-xam ba nit ñi di dem di wut lu ñu am dañoo topp ci ay politiciens di leen magal seen taat def taatu politicien métier ñooñu ñoo toog tey di wàccee république bi ba ci suuf may laajte Ousmane Sonko est-ce que conscient nga de ce qui est en train de se passer ni mu la ko waxee woon il y a quelques années par rapport aux insultes El Malick Ndiaye la ma leen ci waxoon la tax ba tey mag yéen nekkuñu dama leen newoon saaga mënuñu ko def gànnaay politique Assane Diouf dafa réagir ci saaga ba mujjee ñu jiital ko ne ko moom moo jiite saaga yi te fekk moom victime la woon man ba tey ji ñu ngi may associé ak saaga te fekk bañ saaga bañ a mun a saagaal sama bopp moo taxoon ma jël Assane partagé ko pour fayu saaga yiñ ma doon saaga Sonko yaa ngi noonu yaa ngi bàyyi waat comme ni saaga yi wëlbatikoo nekk ñu lay saaga yow xam nga ñu ngi lay saaga te bëggoo saaga yaa ngi toog gis un âne kii mbaam la parce que amul xam-xam jàngam diine matul mësuta liggéeyal boppam mësuta mënal boppam lenn lépp mu ngi ko amee yow ci sa liggéeyu ndey yow Sonko te yaa ngi koy bayal di ko suturaal di ko jàppale di ko seetaan te loolu sa kaw la jëm ëllëg man je connais comment les dynamiques lii ngay seetaan yow Ousmane Sonko kii nga waroon a njëkk yow yaa waroon a ordonné ñu dindi immunité am téegal ndeyam ci kaso gi parce que doomi góor du batul góor dëgg doo bàyyi gis nga visa yow da nga ko ñàkk jom nga yow nawloowu la xaama bloqué la quoi te dama lay bloqué ngay wuti ba yeneen compte yow moom aw ma sax pour wax ak yow dama la nawloowul yow moom nawloowu la ko yow moom nawloo naa ñëpp ñuy xeexal Sonko ba mu des yow parce que yow ndeke xamoo woon sax li xew ndekete yow ba xeex ba mëtee ba nga gis rumba mbaay nit ñi di rumba nu mu tudd rumba mbaay lañ koy wax rumba mbaay waa Pastef ci réseaux sociaux yi nga ñëw de manière opportuniste nga ñëw dugg ci waa Pastef mais gëmoo Sonko parce que ba yëf yi di métti nekkoo fi woon dangaa yéeg ma laaj la ay question ndeke xamoo dara ci xeexu Sonko du ma saaga mais man sama deret dafay bañ ñuy toroxal nit sama deret day tere dafay ba sama yaram mu ngi bax ndax lii kii di def Bassirou Diomaye Faye te buñ ko defoon Sonko nii lay taxawee bëgguma ñuy néewal nit doole te loo xam ni lâchement lañ koy defee nit ki booy xeex ak góor dangay taxaw jàkkaarloog moom gàttal na dem génnee malaanu kiraayam jàkkaarloog Bassirou Diomaye Faye si les noms Bara Ndiaye doo góor jigéen nga mutoo góor moo tax yàlla def la nga gàtt sa jabar nobu la sa jabar xaalis la toppee as tuut ba nga koy jox noonu mu mun a xeesal continuer benn niveau de vie loolu donc la toppee ak sa notoriété parce que moom itam influence ci dafa bëgg nekk influenceuse tu n'es rien tu ne seras jamais rien doo représenter dara tu es un âne un âneton un mberkel nit koo xam ni tu ne déserves même xoolal waroo sax ñu lay jox micro ña lay gis nga waa Walfadjri non Sidi Lamine Niass il se retourne dans sa tombe yow moomu Cheikh Niass bi la yaa mérité wul le sang qui coule dans tes veines il y a des choses que tu devais jamais accepter ces compromissions parce que ton papa qu'on l'aime ou pas on le respecte et tu sais que je respecte ton papa tu sais que je respecte son œuvre et tu le sais parce que mag yow wax nañ ci j'ai fait tout pour épargner Walf man ci samay combat mais tu es indigne de l'héritage qui est le grand héritage qui le tient à cause de cette femme qui est à côté de toi tu es yow yaay kilifa Walfadjri donc si ces ânes si ces mbalitu société bi viennent trouver un micro chez toi pour salir la République pour tilimal
pour tilimal suñu réew li nga xam ne suñuy maam sa papa say maam ndax si ñaseen yi nga bokk ñoo ko tabax ba mu dëgër taxaw benn walankaana bu nanguwul ñàkk bu nanguwul liggéey bëgg a utiliser politique bëgg sama xol day jeex rek ma wax mais man lii mënuma ko lii du sama yëf man dama ñàkk pexe moo tax may dugg di wax nii parce que génnoon naa ci lii mais lii kii di def Bassirou Diakhar Diomaye Faye Cheikh Niass ñu koy defee sa place war nga l'héritage de ton papa salir yaa ngi salir l'héritage de ce grand homme que tout le Sénégal respectait, que tout le Sénégal admirait, qu'on l'aime ou pas. Bassirou Diakhar Diomaye Faye mi ngay tuuti à cause de la politique du noonu la sa baay doon taxawee que son âme repose en paix. Sidi Lamine Niass bu taxawoon du nii sa ni nga taxawee lay taxawee et ça fait mal au cœur parce que en acceptant ça man li tax may xeex tey yow da nga contribuer ci ñi koy yàq maanaam cette dignité du Sénégal cette honorabilité du Sénégal cette respectabilité du Sénégal à travers ces hommes à travers ces institutions tu contribues à salir à jël maanaam dangaa jël ay néféré nga teg ko sa place boobu ñu jël di la République si sa télé boobu la ñuy jël ay néféré di ko diw ci fronton République bi yow ci sa place boobu nga xam ne sa papa da koo defoon place u fi ñuy yëkkatee dignité wu République bi léegi sa place la ñuy tilimalee République bi sa place la ñuy néewalee République bi la ñuy néewalee l'homo sénégalensis la ñuy jëlee l'homo sénégalensis yàqte ko ba mu ne yaxet mel ni comme waa li ñu doon wooyee ñag yi sa classe sa place yow Cheikh Niass foofu la ñuy yàqee Sénégal tey foofu la ñuy yàqee ñun dignité bi nga xam ni suñuy maam dañu koo tabax sa maam le marabout ñaseen yi la ñu tabax ba tax ba bu ñu demoon bitim réew fu ñu dem ñu jox leen xaalis pour ñu représenter l'islam di crédibilité boobu sa papa tabax bi Sénégal yàq nga ko ba mu tilim na ba ñuul kukk xasaw xun lu loo ko jaral xaalis non tu n'es pas né pauvre xaalis jawul la warul mu tax nga nangu yenn yi maintenant yow Bara Ndiaye yow nga xam ni mutoo taalibe mutoo seede mutoo jëkkër mutoo xarit parce que xam nga kan moo mët xarit président Bassirou Diakhar Diomaye Faye moo mët xarit parce que moom ba muy ànd ak Sonko du dara kenn xamu ko kenn xamul kuy Sonko kenn xamul mu jël Sonko sacrifier boppam nekk ci gannaaw Sonko jiital Ousmane Sonko di jël ci alalam di wut ñu ko jàppale tabax Sonko defal ko raxas ko ba mu set wecc ba teg ko ci kanamu sénégalais yi Sonko nit ñi di ko gis nit ñi di ko xoolee comme doomu aadama boo xam ne maanaam dafa sell te pourtant du ni xamul woon ni sellul de mais moom moo liggéey bu efficace boobu ba tax tey yow nga ñëw di am loo ci yow tey boo lekkee bu la gërëmee lekkee alom na ko gërëmee coy liggéeyu Bassirou Diomaye Faye tey moo tax nga doon li nga doon tey mbaam àll bi nga doon xaj bi nga doon coward bi nga doon lâche bi nga doon ni koo xam ne balaa nga mën a xeex ak nit rek ñu takk ay loxoom yow yaay genre boobu tu es un lâche tu es un sans couille tu portes pas tes couilles parce que bu fekkee ni xeex bi ngay wax ni gëm nga ko da ngay dem nga génn nga démissionner de ton poste de député nga taxaw boobaa man dama lay respecté mbaam àll bi nga doon tapet bi nga doon boo ñemee xeex ak Bassirou Diomaye Faye demal génnee sa malaanu kiiraay bu dee li ngay wax dëgg la bu dee dangaa gëm Ousmane Sonko bëgg ko xeexal nga jàpp ni li ngay wax Ousmane jomba na ko wax yow yaa koy wax génneel sa malaanu kiiraay nga jàkkaarloog la République espèce de coward espèce de góor jigéen espèce de tapette tu n'oses pas je te défie man bu doon man damay génnee sama malaanu kiiraay man noonu laa mel
dignité lay doxee bu doon man damay dem génn du ma nekkati député parce que lii ma def ni mooy comme li ma def ni tey damay génnee dama génn sama retraite ñëw taxaw jàkkaarloog yow parce que yow tey jàkkaarloog yow jot na parce que suñu président de la république nga jàpp di ko sotti ay say day boo dayee dajale ñëw sotti ko sa jabar day dajale ngeen sotti ko ci kaw président de la république bi sa baay sa nijaay say mbokk ku day nga dajale ñëw sotti ko président de la république sotti ko république bi et personne ne veut se descendre à te confronter mais man je vais le faire si Ousmane Sonko n'ouvre pas les yeux la ma la mës a wax yëpp gis nga ko yow Ousmane Sonko la ma la mës a wax yëpp gis nga ko pourtant faruma ak yow parce que ba tey sa wutin d'accorduma ci pourtant la ma la mës a wax yëpp teg nga ci sa bët kii musu la bëgg bala Jomaay di la xeexal di xoolal di humilier boppam sur les plateaux moom mu ngi toog di la jëw ma déglu nga xam ni nitu intérêt yaa gën a xam ni intérêt la doyee waaye Jomaay mi toog ba bàyyi ngeen dugal Cheikh Bara Ndiaye assemblée moom itam am na moo tax mu ngi nii du li laa la wax ci post lii yëpp àndul méngoowul ak sa éducation il fallait pas cautionner certaines choses moo tax loolu mooy karma bi la topp ni tey te Sénégal kenn du la xeexal même ñi nga nommé duñ la xeexal parce que ku ci nekk yaa ngi bañ ñu saaga la ndey ku ci nekk yaa ngi xalaat ni tu n'as pas boo waxee ci réseau yi wala boo taxawee jàkkaarloo kii dafa mel da nga tuutil sa bopp léegi xam ngeen dama tàyyi du may tontu saaga damay bloqué sama page Facebook am na ñu fa ñëw di wax ku ñëw di wax sama page léegi duma la tontu dama lay bloqué ñu teg li Cheikh Bara ce que pense vraiment Cheikh Bara Ndiaye de Ousmane Sonko ak lan mooy fan la jógee motivation wu combat bi. Ablaye Lo bu alxamesee nag ma seetaan déglu leen ngeen partagé Sonko yëpp mënuñoo lay. ñi layal Sonko yëpp mënuñoo lay. dinaa ko lay yu jub yoo xam ne nii bu ñu fa jógee ñi nga xam ne maanaam saa yi dañuy nax rek naan ñu ENAM ak concours sëñ bi amut benn école buñ naan fii dañuy jàngalee njiitum réew amut gaa yi yëpp dañuy sóob yërëm. déjà postulat am mooy ni école amul njëriñ jàng amul njëriñ li am njëriñ waaw mu dit François su ma ñëwee ngeen seen nelaw yi jeex je m'en fous man Sénégal moo tax may wax Fayland boo xam ne bu duggee ay live am ay kiyam nekk ay 60 000 vues yàlla man xam nga ne su ma fi toogoon li fi nit ñi def maa leen ko dàkk mais dama amul temps bi parce que je travaille j'ai mes business duma awma jot bi mais c'est lii dama koy def parce que mënut a ñàkk parce que trop c'est trop et je demande à tous ceux qui sont comme moi ñi nga xam ne lii métti na leen ngeen ñëw ñu ànd dañ koy xeex Cheikh Bara Ndiaye yow à partir d'aujourd'hui di nga xam ni que sénégalais am na ba tey ay nit ñu diñ ak ay nit ñoo xam ne dañoo ànd ak seen bopp ak seen xel te bëgg Sénégal bu dee am na ay kii yu fi nekk bloqué leen ma ñiy saaga bu dee am na ay sénégalais yu mel ni man noonu laa defoon ci Adji Sarr dajale des milliers de personnes ñu taxaw jàkkaarloog yéen noonu laay dajale des milliers de sénégalais taxaw jàkkaarloog yéen président de la république day am jàmm doomu jàmbur la je le considère comme mon petit frère ba muy déggoo ma ne la ba may def maîtrise ba may def licence lay dekk CM2 fu mu mujjee Adji Sarr ñu déglu ko fu mu mujjee Adji Sarr am ndam fu mu mujjee Adji Sarr ñu defal ko ba ñëpp a xam ni que Adji Sarr jigéen dàkku ko wane ko ba ñëpp a xam ni jigéen dàkku ko wane ko que ñëpp a xam ni waxal ko ba ñëpp moom mi waxoon ni du am procès moo mujjee taxaw ne nañu procès nañu atte gaaw
Pape Alé mi ne woon du am procès ñoo ak ñoom Babacar ñi nga xam ne ñoo ko doon xeexal ñoo mujjee taxaw ne na procès bi am te au début da ngeen ne woon procès du am loolu maa ko liggéey te loolu lay def bu président de la république amul jàmm Cheikh Bara dootoo am jàmm Sénégal ki perte kay mooy ka dem ñu fekk ko gone yu ndaw ka ñu wax ni mooy tëddee xale yu ndaw yi Sénégal kooko perte ku waroon a nekk président ngay njaaloo ngay taxawaalu ci Sweet Beauté ba kala doon tëyeel sa walis ñëw nekk président sa kanam kooko perte boo leen ma waxul man boo leen ma tuddul du ma tudd seen waay parce que moom itam sa rakk xale la rek sama rakk la waaye boo leen ma attaqué ma delloo li ngeen di attaqué ci moom ki perte kay mooy ki nga xam ni yow Bassirou Diomaye Faye liggéeyal la pendant 10 ans et plus 14 ans xoma ñu defaral la lépp centrel la ba mu des nga toog ci chaise bi nga dem di foo ci jacuzzi yi ba yàlla ne kon Bassirou mii nga xam ni wax dëgg yàlla taxawaaluwul foowul te moo la yéen moo nekkoon ci sa gannaaw di liggéey di sacrifié wu kon naa ko xëcc jël ko teg ko ëmb du ko ëmb rek wasin am na doom yoo xam ne nit ñi dañ leen di ëmb duñ leen yéenee jur bëri na est-ce que Adji bëggoon na am doomu Ousmane Sonko est-ce que bëggoon na ko da ngeen koy laaj Adji Sarr est-ce que yéene woon na jur doomu Ousmane Sonko mu yéen laaj leen seeni ndey ndax amuñu ay doom yoo xam ne dañoo juddu dee doomu caga moom ku mu gis rek foog ni caga la ni yaayam waaye li may wax mooy Bassirou Diomaye Faye day am jàmm ci réew mi li ngeen teg Bassirou Diomaye Faye lii ngeen ko tegul leen ko fenn amul benn lu koy mën a motiver am na droit ne damay am 2e mandat bu ko neexee moom muy sénégalais doom bu set wecc comme ñëpp parce que da ngeen jàppoon ni que da ngeen ma éliminer yéen mais vous êtes fou mais vous êtes malade man c'est des milliers de sénégalais qui m'écrivent pour me demander lu tax ma toog noppi ñoo ngi samay gannaaw man maa décidé toog bàyyi leen ngeen gérer waaye lii ngeen nar a defaat li ngeen def Macky Sall moom ngeen nekk di defaat Bassirou Diomaye Faye te ci foo leen ko teg Sonko yow man Sonko laa xamul lan moo ko dal mais Sonko yow gisoo yow lii la dal ba tey munoo comprendre ni que yow yàlla moo lay tegal yow ay obstacle munoo comprendre ba tey que yow dangaa nekk test danga nekk ci procédure boo xam ni non mais c'est pas possible comme tu ne veux pas apprendre de tes leçons comme tu ne veux pas comprendre la main de Dieu dans ta vie moom dafa xawma luy siicu sax dama dégg fan yëpp ngeen di wax siicu mais bon bu dee day siicu am na koo xam ni day ne saagal sama ndey xale bi naan ko tonton mënuma saaga aji naan ko tonton mënuma saaga mu naan dëggal sama ndey aji naan ko mënuma saaga tonton mënuma saaga looloog siicu bu gën a garaaw saagal sama ndey xale bi naan la tonton mënuma saaga ak siicu waaw aji boo ma ko wax mënuma saaga ngay saagaloo xale ndey xale bi naan la mënuma saaga ak siicu ban moo gën a gaaw xam nga yéen ñii ñee ko def nit ñee leen bàyyi ci li ngeen nekkee mais comme je l'ai dit j'ai soxlawuma ko ñi àndoon ak man di xeex te yàlla Sénégal la tax bu ñu leen waxee surtout ne leen ni am na kuy santaane xale bi Adji Sarr saaga ko ndey Adji Sarr naan ko tonton mënuma saaga naan ko saaga ma ndey est-ce que Diomaye am na xale buy toog Sénégal di nettali lu mel nii ci Diomaye
yow bañ naa ko man du may wax ci yëfu Sweet Beauté duma ciy bëgg a wax parce que c'est trop dégueulasse li ma ci xam dafa dégueulasse caga Sweet Beauté caga la fees caga bi mooy ki doon masqué wu di dem Sweet Beauté man kenn musuma gis ci salon de massage man nan lay sécuriser live yi tapoter leen ñi nekk ci suuf ñoo mën a tapoter yéen ñi nekk ci suuf yaa leen di tapoter man xam nga xawuma TikTok ñàkk pexe moo tax ma fiy ñëw parce que il faut ma wax ak mbaam àll bi tudd parler xoolal ñaata nit a may bind actuellement nee na ma j'ai lu ton post Facebook malaise que tu ressens envers les pastefiens c'est exactement la même chose que moi on va se mettre ensemble yéen ñëpp sama téléphone bi ñu fi mu ne ñu ngi may bind ndax ñëpp a ngi bëgg a ñëw jàppale président Bassirou Diomaye Diakhar Faye parce que yéen da ngeen foog ni réew mi bañ ko suñu maam yi doon liggéey dañ ko doon liggéey pour Ousmane Sonko wala lan et puis Ousmane Sonko moom man li ma métti mooy li mu ragalee dëgg ni nga ragalee lu métti ni nga ragalee def face à ton destin jaar ci yoon bi la yàlla jaagloo yow tey jii Ousmane yow boo éliminer da ngay éliminer Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour que yow da ngay nekk candidat 2029 c'est déjà indécent c'est déjà indécent que yow président yow Ousmane Sonko nga taxaw Diomaye de bu ma amee daw ba fat man Diomaye bu ma amee daw ba fat ndax man dama am mbooloo man dama doon dara fu ma dëkk yow da ngeen may dimbale sax Diomaye man su ma amee day daw ba fat parce que man dama am mbooloo bépp ba pare mën xeex ci réseaux sociaux yi am mbooloo diaspora xam diaspora nu muy demee moom xam na naka lañ ma doon kon man maa doon seen bête noire te ba tey jii la preuve su ma ubbi yow ñëpp a ngi live man tey laa wax ngeen commencé jëfoo tey rek laa wax ngeen commencé jëfoo man donc maa doon xeex ak yéen ngeen di wut ku may fay pour ma noppi wala ma bàyyi leen ak waa APR su ma intéressé woon bu doon xaalis sama intérêt damay def ni Ousmane Tounkara ak ñeneen mais dama ne Bara Ndiaye li mu nekkee daf koy arrêté ma ñëw ci li tax Bara Ndiaye nekk loo xam ne phénomène bu ñu war a arrêté mu nekk responsabilité Ousmane Sonko en premier ba pare nekkaat responsabilité chaque Sénégalais république dafa war a am magnificence dafa war a am benn genre aura benn solennité Bara Ndiaye xamul ci dara xamul dara ci loolu benn Bara Ndiaye dafa def la négation xaaral ma bloqué dégg naa croix yi def naa day yàq live sama gars yi yéen ñi nga xam ne da ngeen melu leen ni mberkel yi nekk Sénégal mbaam rap yi nga xam ne amuñu woon droit à la parole à la décision à quoi que ce soit qui se sont regroupés au sein de PASTEF yéen yaa leen di tapoter live bi ngeen dimbale ma ci xam naa ni li may def nii yombul li may def yombul parce que xam naa ni li tax kenn défendrewul Diomaye y a des blocages à son niveau je vois des gens faire des lives pour Diomaye mais il y a pas d'armée xeexu réseaux sociaux dafa am différentes factions dans l'équipe Diomaye ay quelques lives nga am te loolu mooy gagné xeexu réseaux sociaux il faut nga organiser wu bala boog ña nga dénk
say yëf ñu xam réseau bu ñu xamul réseaux sociaux ñu ut équipe aux réseaux sociaux une vraie équipe parce que amoo ko. non man instant bi du question jarul maa ngi dégg ngeen naan Diomaye jarut a xeexal man mii sax dama waxoon ni duma xeexal ku xeexul mais li Bara Ndiaye di def moo ëpp kii buñ ko bàyyee bonsoir Diadji bu ñu ko bàyyee suñu république la ñu bàyyi ñu koy tirer dans les fosses septiques sama yoon a ngi ci parce que c'est le Sénégal Diomaye daal man lii man ana mbokki Diomaye ana mbokki Diomaye man saaga yéen saaga taxul bu leen sonn saaga taxu maa bàyyi de yéen da ngeen may tax ma xabtaloo saaga daf may xabtal saaga moom boo leen ma xamee rek dama leen laaj ma Sonko saaga day tax ma xabtalu boo leen may saaga nii da ngeen di tax nag 24 heures sur 24 léegi dossier bi nekk sama dossier 24 heures sur 24 daw leen ko attan déjà waa ji dafa taxaw woon sénégalais yi ni jàng du dara ñay jàng duñu dara xamuñu dara dinaa leen won ni que man jànguma waaye dinaa taxaw fen ba li nga xam ni dëgg la woon nit ñi foog ni ay fen la nga xam ni fen la nit ñi gëm ni que dëgg la dem na ba ne Bassirou daa foog ni Sonko daa gëm ni Sonko Bassirou ba mu ngi gëm ni Sonko xaaral ma teg ko parce que man wax yu doomeeraam yi mu wax fii mu wax ko nit ba pare nit ki di accepter en son sein sax moo ma jaaxal déglu leen ko. Ablaye Lo bu alxamesee nag ma seetaan. mu ngi pare dem feni pour la ba muy njëkk a dem feni Sonko pour feni pour Sonko déglu lay. dinaa ko lay yu jub yoo xam ne nii. lay mooy ni dinaa ko fen. dinaa fen ko jógee li nga xam ne maanaam gars yi dañuy nax rek naan ñu ENAM ak concours ak sëñ bi amul benn école buñ naan fii dañuy jàngale njiitum réew amul gars yi yëpp dañuy sóob. dégg nga. yërëm naa nag ki jàpp ne gars yi sóobuñu bam tee koo sóob. donc kon li muy nekkee yi yëpp day sóob. Il se fout complètement de Ousmane Sonko, il se fout complètement de Pastef, mais comme xam na ni ku nit ñi pour jàppee na ni que dans la République nit ñi dañoo war di sóob pour am li ñu soxla moom léegi décidé na ni day dugg di sóob effectivement dugg na sóob tëb di daal gëmloo nit ñi que dafa gëm Ousmane Sonko dafa bëgg Ousmane Sonko ba ñu dugal ko mu nekk député léegi étant député wax na leen ni que gëmul ni que nekk président de la République soxlawul ngay jàng mooy ni kii moom ëllëg ak si biir sax di nga ko dégg mu ne dafa bëgg a nekk candidat parce que nee na amul école bu ñuy jàngee c'est-à-dire ñàkk na xam-xam ba tax ba nee na amul école bu ñuy jàngalee nekk président wala njiite réew xamul ni que ay compétence mooy tëye réew président bi dafay nekk le manager général mais à chaque niveau normalement dans une république qui se respecte dafay am ay compétences yuy gérer département yi léegi le président il doit avoir un minimum de connaissance que loolu Diomaye am na ko parce que Diomaye génnul ENAM ndaare nekkul ndaare ba muy génn ENAM kenn déggul Diomaye mu nekk ndaare te am na ñoo xam ne tey ñu ngi ci seen public bi ba ñuy génn ENAM avant ndaare la ñu nekk benn ñag la ñu jiit maanaam ci Sénégal yi ñoo jël ndaare benn burkinabé la ñu jiitu benn burkinabé la Ousmane Sonko raw maanaam ci Sénégal yi ba Ousmane Sonko di génn ENAM Ousmane Sonko moo doon ndaare maanaam effectivement léegi bu fekkee ne Ousmane Sonko dafa jël ndaare ba muy génn ENAM parmi les Sénégalais on comprend que moom itam respecté wul la compétence parce que bu respecté woon compétence respecté yenn principe bu république du may ku mel ni Bara Ndiaye mii mu taxaw di saaga le président de la république l'institution par excellence ñun amoon na jamono xëy na jàkkaarloo nañu ak waa APR Assane Diouf saaga ma partagé ko parce que dañu doon saaga man mënuma woon fayu
parce que sama éducation saaga bokk ci woon loolu moo ma boolee ak saaga mais je vous ai toujours dit que saaga dañ ko war a bannir ci Sénégal. May féliciter le procureur yi fa nekk léegi qui font un excellent travail boo seetloo léegi saaga yi wàññeeku na. Mais comment on peut emprisonner des enfants qui s'insultent sur les réseaux sociaux ñu permettre benn nit parce que dañ ko dugal Assemblée nationale mu am immunité mu taxaw di saaga le président de la République di humilier le président de la République 24 heures sur 24 état bi yëpp taxaw ne amuñu luñ ci mën muy lay nga xam ni moom wane na ni nee na moom mu dina won Sénégalais yi ni dina woon Sénégalais que ñii mënuñu lay moom moo dàq fen maanaam ñii mënuñu fen moom mooy fenkat bu mag bi mu taxaw di saaga président de la République 24 heures sur 24 et il y a personne qui cherche une loi, il cherche le moyen pour enlever ce gars-là de l'Assemblée nationale may ko mu taxaw jàkkaarloog président de la République d'homme à homme